Mesdames et messieurs, honorable public, nous sommes réunis ce soir à l'occasion de la cérémonie de remise des prix des meilleurs candidats de ce concours Plume du Maître. Alors, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Ndiaye. Et j'aurai le plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie ce soir. Voyez nag balaa ñuy commencé dañuy rek beral nuyoo ki nga xamante ni moo waxal bés bi ki nga xamante ni moo waxal jotaay bi waxal itam sañse yu yàgg yi kooku nag su ma ko waxee muy le professeur des professeurs, le grand maître, le maître des maîtres. kooku nag mooy sang bu tedd bi ak Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Al Maktoum. dinañu beral yow itam ki mu ñu booleel di sunu chef de guerre di sunu capitaine Mara Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha. di beral yow itam l'honorable député Bosegiro. di beral yow suñu papa Ndiaye suñu papa Serigne Ndiaye artiste. di beral yow itam papa Serigne Ndiaye Gonzalez ñu koy gis ci jotaay bi waaye di nuyu sang yu góor yi ak sang yu jigéen yi ak sax tonton Zawo Mbengue dafa xaw a nduroo ak dañu xaw a nduroo trop sax ngeen baal ñu comme ni ñu leen ko waxee rek tey li ñu fi dajalee yaakaar naa ñu ko xam nañ ko Plume du Maître. ak Plume du Maître nag c'est un concours comme on le dit souvent sans concours muy concours boo xamante ni groupe bii di Moustarchidine Manou di ko organiser chaque 10 juin à l'occasion de l'anniversaire du responsable moral Daïratul Moustarchidine wala Moustarchidat Seydi Mouhamadou Moustapha Sy. concours boobu nag candidat bu ne dina proposer un thème ou bien un texte jëmale ko ci sang bu tedd boobu pour rendre ko hommage. waaye nag cette année-ci nous en sommes à la 3e édition. waaye édition bii nag dafay wute lool ak édition yi jiitu ndax programme bi nga xamante ni moom laa leen fas yéene présenté nii dina riche lool en enseignement mais tamit dina riche en spectacle te yaakaar naa loolu fi ci kanam dina ci xam dara. tey mbokki programme bi ñi la fas yéene tëddee dinañu amal benn discours de lecture boo xamante ni suñu mbokk le représentant du groupe MN Moustarchidine Manou monsieur Khalifa Thiam dina ñëw defal ñu discours boobu. bu ñu ci paree nag comme enseignement la ñu wax ak prestation spectacle dinañu am ay y aura des surprises daal dina am des artistes yoo xamante ni très talentueux ci facette bu nekk ci diversité. yaakaar naa am na luñ ci jot sax ñam léegi ci acoustique suñu mbokku bee toog xalifaan daal ñu koy baaxee. bu ñu ci jógee itam ci programme bi dinañ ci amal benn allocution boo xam ne dañ koy jagleel suñu sponsor yi nga xamante ni ñoom lañ àndal depuis le début ci concours boobu du Plume du Maître. waaye itam ci enseignement bi ba tey dinañu ànd ak Soxna Awa Tine mu fas yéene nañu présenter benn panel boo xamante ni dinañ ko def sous le thème de Seydi Mouhamadou Moustapha Sy, une vitrine de valeur ou une tribune de savoir exquis. yaakaar naa ku ñëw ci ëttu kilifa bu tollu noonu xam-xam dina war a génn
savoir dina war a génn yeneen na geneen dina mën a génn ndaxte foo xamante ni dangaa jaboote ku ne sa programme sa bés lu nekk dina ko mën a am bu ñu ci paxee nag dinañu dem ci li nga xamante ni moo tax ñu gën a daje fii man li ma koy tuddee mooy la chose la plus sérieuse mu dellu ci remise des prix dinañu woo fii lauréats yi nga xam ne ñoo ñu génn ci 3e édition bii Plume du Maître fas yéene leen primé fii waaye nag damay wax rek mesdames et messieurs sous vos applaudissements s'il vous plaît ñu accueillir suñu mbokku Khalifa Thiam pour son discours. Ya Sayyidi wa Mawlaya Ya Sayyidi Muhammad Mustafa Sy Al Maktoum, capitaine Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha, Sokhna Fatima Sy Moustapha, présidente des femmes dévouées pour la cause, nous vous saluons. C'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette cérémonie de la Plume du Maître que nous vous accueillons. Nous saluons Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, directeur de l'Institut Al-Irshad, l'assistance, nos parrains et marraines, nos sponsors qui nous ont accompagnés depuis le début du concours. À ceux qui nous suivent également sur le digital, en résumé, toutes les honnêtes âmes, ceux pour qui Serigne Moustapha reste l'ultime source. Moustarchidine Nôtre, de base, avait pour but d'assainir les réseaux sociaux avec un contenu à la dimension de l'homme élu d'Allah, de rendre ce dernier utile et différent. Son objectif était d'utiliser au mieux cette tendance à ruer vers les espaces digitaux pour mieux faire passer l'enseignement de nos érudits, en particulier Serigne Moustapha Sy. En ce sens, naquit la Plume du Maître, dont nous en sommes à la 3e édition. Depuis son invention, l'écriture est plus généralement le fait de placer des lettres, des mots, des phrases, une histoire sur un papier. L'écriture peut être vue sous d'autres différentes manières, avec différents buts. Pour nous, dans ce contexte, il s'agit de tremper notre plume dans l'encre de la lumière afin d'honorer par le biais du lyrisme la gloire de l'athlète spirituel le plus extraordinaire de l'histoire. Chaque poète identifie à travers les mots l'expression de ses sentiments sur la vie et l'œuvre de Serigne Moustapha Sy Al Maktoum. En ce jour, nous tenons à féliciter tous ceux qui ont pu prendre part de ce concours, dont l'objet n'est pas généralement de gagner, mais de rendre hommage à cet homme le plus représentatif pour nous, notre bien-aimé, Al-Mourchid Al Maktoum. Nous avions plus de 100 textes, dont tout un chacun méritait un prix pour l'expression du sentiment et de l'émotion. Mais la grandeur et la largesse du maître primera tout un chacun parce qu'interagissant avec chacun de nous. Le jury est aussi touché par la profondeur et la hauteur remarquables dans les textes et espère que ces derniers suivront leur cours pour les prochaines éditions. Ces plumes trempées dans 4 langues montrent à quel point le maître est universel et occupe nos cœurs. Qui est-il, ce maître? Maître pour tout et pour tous. Nous ne sommes pas prêts d'oublier ces termes qui revenaient sur plusieurs thèmes, nous livrant
vos lumières sur les thèses, les antithèses et les exégèses. Nous nous souviendrons toujours de ces insistances pour enrichir nos connaissances et de toutes ces bonnes intentions pour parfaire notre éducation. Étant devenu, par ces colossaux efforts, notre guide de tous les jours, notre mentor, à vrai dire, une question qui tourne dans nos têtes. Comment remercier le grand prof qui vous êtes, le formateur bien certifié, le plus que constant mais permanent, le savant à jamais certifié, l'incorruptible de son temps. Nous l'aimons fort, Mourchid. Plus que tout il est pour nous. Ses lumières nous guident, qu'ils vivent longtemps, Maktoum pour nous. Salam alaikum wa rahmatullah. ñaari kàddu rek ci wolof. ñu nuyu ñëpp ñi fi teew di leen ziar di leen balaax mel ni kàddu Moustarchidine ma notre la ñu joxoon pour ñu jàllale boole kàddu initiateur plume du maître ak kàddu jury bi di féliciter di remercier ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañ ci mu aju ci participants yi ba ci sponsor yi ba ci ñi nga xam ni ñëpp ñu ngi ñuy suivre sax ci plateforme yi bàyyiwuñu kenn di jaajëfal ñëpp itam ci teewaay bi ci considération bi ñu jox Moustarchidine ma notre bi nga xam ni li taxoon mu taxaw yaakaar naa ba tey jóguñu si plume du maître nag prétexte la rek pour pousser ñenn ñi wala ñëpp sax utiliser seen talent pousser ñenn ñi ñu joxe seen émotion ci kilifa gi parce que bind moom daanaka daf fi des ba jamono di ñëw donc ñëpp ñoo koy jëriñoo loolu moo doon kàddu yi wax nañ lépp li nga xam ne aju na si di jaajëfalaat mbokk sponsor yi di jaajëfalaat ñi nga xam ne jàpp nañ ci événement bi personne ressources yi ñëpp incha allah beneen mbokk bi dina di ñëw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. dañoo demoon manque ñun ñëpp vendredi passé ñu fas yéene nag bàkk ko ak suñu guitare malheureusement pertinence bi dafa tardé mais yéen ñuy accompagner peut-être ak des claques bu leen neexee am na ñoo xam ne nag ñu jàngal bi ay fatiha rek Serigne Moustapha moo ñu jàngal ni am na ëtt boo xam ne ku fay yeewoo sa fatiha sax bu ko xeeb kon xeebuñu fatiha kenn woy bi muy way nag ki ko bind mi ngi ci yotaay bi toog di oustaz Khalifa Seck bokk na sax nag ñi nga xamante ni si dina participer ci concours bi incha allah ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu tonton Serigne di nuyu Zeynab Thiam ak Aliou Ndoye ñu ngi nuyu ñëpp macha allah après ñu commencé rek maa ngi koy may laas sama jigéen bi nekk ca France baax yo sé.
dab ma te war leer guy waral du dërëf wër naa ci kaw di deñal ay bés di jéema deñal gëlëm gëlëm ba ca xol ak xel lu diis la mu sëf saa xel mi daa bëgg xam saa xol bi daa bëgg am saa ruux gi moom bëgg ñam cofeel ba xam la mu saf kawteef ma laajte ni xol yow tolloo fi ni fel bay dëkk niiru cofeel bàkkul ñu seede sa jëf ñam sax ca ñoom ñu di nit laa gis ca ñoom te du bët góor yàlla biir ma du kët ngir bàkku kook la mu laf moo ñàkk maas te di sens ci ndaw ñi xëy bëgg raas meññee fu mamu doote aas meññul garab bu woyof ki may way moo ñàkk maas te di sens ci ndaw ñi xëy bëgg raas meññee fu mamu doote aas meññul garab bu woyof Asif à la maison bi مرشد العالم may jéem te sax du ma mën di wax ci yow benn fan xajul ci làkku wolof yaa مرشد العالم may jéem te sax du ma mën di wax ci yow benn fan xajul ci làkku wolof yaa مرشد العالم may jéem te sax du ma mën di wax ci yow benn fan xajul ci làkku wolof yaa مرشد العالم may jéem te sax du ma mën di wax ci yow benn fan xajul ci làkku wolof ku xamle rek benn baat di sang purement ko waat kon ci kaw si dem ba sa baat yaa xamle bépp xaraf ku xamle rek benn baat di sang purement ko waat kon ci kaw si dem ba sa baat yaa xamle bépp xaraf yëg naa lu root sama xol rotam nga noot sama xel may laajte naan nu mu mel saa xel mi ay lu ko def na la yàlla te aar làmmiñ bu jombale kaar ak képp kuy xalaat ci toolu diine salaf na la yàlla aar te aar làmmiñ bu jombale kaar ak képp kuy xalaat ci toolu diine salaf jaarama Cheikh Moustapha jaarama fi jasati jaarama Cheikh Moustapha ku soxarul ni la jaarama fi jasati waaw macha Allah kontaan nañ est-ce que kontaan nañ ah ñëpp wax jaarama Cheikh Moustapha jaarama suñu góor gi jaarama suñu sang bi jaarama ñun yow lañu doyloo jaarama Cheikh Moustapha jaarama suñu góor gi jaarama suñu sang bi jaarama ñun yow lañu doyloo jaarama Cheikh Moustapha jaarama
suñu sang bi jaaraama yow lañu doyloo. Merci. Merci beaucoup. Kon ñu dugg ci compte su paree rek instrumental bi ñëw. Bismillah. Ont-ils des yeux pour percevoir, voir ses valeurs et revoir, voir cet honneur rempli de gloire, voir ses prouesses dans toute l'histoire? Ont-ils un cœur pour l'aimer? Aimer cet esprit plein de sainteté, aimer ce cœur nourri de fierté, aimer cet homme hautement gradé. Ont-ils des oreilles pour entendre ses vérités, entendre ses paroles divinement inspirées, entendre ses mots sacrément placés, entendre ce verbe sublime et apaisé? Ont-ils la raison pour accéder à l'essence? Ont-ils une raison pour fuir cette aisance? Ont-ils une raison pour nuire la substance? Ont-ils la raison pour gagner l'ignorance? Ont-ils des lèvres pour tester le silence, ou dire les succès de l'excellence, dire ses vertus et résonances, dire cette lumière de délivrance? Ont-ils la vue ou la clairvoyance? Ont-ils le peu d'un peu de patience? Ont-ils un seul pas de doutance? Ont-ils une sens à la jouissance? Ont-ils une seule sens? Ont-ils cette sens à la jouissance? À chacun sa façon de malveillance, à chacun son four de nuisance, à chacun son jour de manigance, à chacun son tour dans l'ambiance. Et pourtant, il reste ce Mustapha, l'incomparable au service des bienséances, l'inégalable de son éminence, l'infatigable. Il reste ce Mustapha. Ont-ils la force de rompre l'alliance, Père et Fils, en ciel d'omniscience? N'a-t-il pas instruit toute enfance? N'a-t-il pas sauvé toute espérance? N'a-t-il pas défié les déséances? N'a-t-il pas rénové les croyances? Dans la démence et l'élégance, dans ses démarches et l'éloquence, dans sa démarche l'excellence, dans leur démarche la différence. À jamais le cœur en toute constance, à jamais le corps sans indifférence, à jamais l'esprit et ses mouvances, à jamais la main jusqu'à l'audience. En vous le monde de la grandeur, en vous le monde de la grandeur, en vous l'essence de sa splendeur, à vous le comble de tout honneur, à vous l'honneur, le grand sauveur. FMC Antigène. Voilà. Soxna Awa mu ñëw sur scène. xam naa di jiital rek ci nuyoo bi sunu sang di sunu sëriñ Seydil Mouhamadul Moustapha Sy moom mi nga xamante ne amuñu ko dul moom. xam naa di teg ci nuyoo bi suñu capitaine di maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy tegaat ci nuyoo bi aussi sunu soxna Fatima Sy. ñu nuyu Tata Mbose honorable nuyu tonton Serigne Ndiaye nuyu tonton Zawo ñu yóbbaale ñu ci des mu nuyuwaale sama encadreur Ousmane Thiam di bëgg ci sa teewaay fii ma jàkkaarloog yow. xam naa di dugg rek directement ci li nga xamante ne moom moo ñu tax a jóg mu dellu ci wàllu panel bi waaye balaa boobu rek ñu présenter mbokk yi nga xamante ne moom la ñu war a àndal def li nga xamante ne moom mooy panel bi mu nekk suñu mbokk Serigne Moustapha Ndoye maa ngi koy laajte sànq naka laa lay présenter mu ne ma man de bëri naa casquette waaye waxal rek njabootu Serigne Moustapha Sy loolu dal na xel te neex na dégg mu nekk ci suñu ndeyjoor. ñu présenter leen aussi suñu mbokk di Serigne Abdoulaye Ndione
mu nekk aussi professeur de philosophie nekk coach en développement personnel nekk aussi njabootu Serigne Mouhamadul Moustapha Sy kon daal bu ñu déggee ci présentation yi rek ñu yem ci ne ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo séq panel bi ñun ñëpp ay njabootu Serigne Mouhamadul Moustapha Sy lañu te loolu moom la ñëpp a bëgg présenté woo mu nekk loo xamante ne rek moom mooy yóbbaale yi ci des xam naa dañuy ñëw directement rek ci li nga xamante ne moom mooy suñu thème bi tey mu nekk Serigne Mouhamadul Moustapha Sy une vitrine de valeur ou une tribune de savoir exquis mu nekk thème boo xamante ne macha allah thème bu rëy thème bu am solo ndax comme nu ma ko waxee rek Serigne Moustapha Sy moom mooy géej ku bëgg a wax ci moom fii ba suba doo pare mais xam naa dañuy am rek yenn nat yu ñuy jukki ci moom rek puisque ñun dañu ne 40 minutes rek lañ ñu may ñu mën a baaxee mbokk yi rek as tuut bi nga xamante ne moom la mbokk yi jot a préparé xam naa dañuy ñëw d'abord ci li nga xamante ne moom mooy choix wu thème bi parce que ku dégg thème bi dañuy wax Serigne Mouhamadul Moustapha Sy 2 points une vitrine de valeur ou une tribune de savoir exquis xam naa ku dégg thème bi sa xel ci lu muy njëkk a dem moom mooy boo gisee 2 points yi dafa mel ni dañ lay tànnloo di la def le choix entre tribune de valeur ou li nga xamante ne moom mooy vitrine de valeur ou tribune de savoir exquis mbokk yi nag xëy na kenn ku ci nekk ci ñoom am na nu mu ko indee ak nu mu ko xalaatee waaye comme nuñ ko waxee rek tey jii sénégalais lambda boo ko doon wax kan mooy Serigne Mouhamadul Moustapha Sy jàpp naa ne lu muy njëkk a wax wala boog lu mu koy njëkk a layal moom mooy am xam-xamam parce que jàpp naa ne nit layal ko ci xam-xamam moo gën a yomb nga layal ko ci ay jikkoom ndax nit pour nga gis ay jikkoom il faut nga nekk koo xamante ne da nga dund ci ëttam wala nga koy fréquenter wala mu nekk koo xamante ne ku la jege la xëy na nag sëriñ ñun def ñu jege torop ba par yenn saay sax ay jikkoom duñ koy bàyyi xel lu bari mais pour la plupart dañuy mettre en avant li nga xamante ne moom mooy xam-xamam te mu nekk koo xamante ne kenn du laam-laamee xam-xamam que ce soit national ou international képp ku xam Serigne Moustapha Sy li ngay njëkk a wax moom mooy ku am xam-xam la xam naa comme tey nag dañoo am ñaari mbokk yoo xamante ne ñoom ñoo sekk thème bi duma leen jiitu ci li nga xamante ne moom mooy thème bi dama leen di bàyyi ñoom kenn ku nekk ci ñoom rek mu wax naka la xalaatee thème bi wala boog lan mooy mu déggee thème bi rek xelam ci lan la dem exactement xam naa ma njëkkee ci Moustapha nga indil ñu rek yow boo déggee thème bi noo ko xalaatee wala boog lan moo ci sa xalaat ci thème bi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحكهة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ورضي الله عن تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبو العباس أحمد بن أحمد الصالم التجاني ورضي الله عن جميع خلفائه وأبنائه mbokk yëpp ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen baalu xaq di leen baal di leen ziar di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa ñun ñëpp sunu responsable moral Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha di ñaan yàlla mu may ko gudd fan may ko wér may ko mu deseeg sago ñaanal sunu capitaine Cheikh Ahmed Tidiane Moustapha di ko ñaanal li ñuy ñaanal kilifa gi waaw mu gudd fan mu wér yaakaar yi ñu am ci moom tamit yaakaar yi bañ a damm musa laaj mag lan mooy xale bu damm mun ma mooy xale buñ dem ba am ci moom yaakaar gi damm yàlla bu mu ko dal yàlla guddal fanam yàlla may ko wér ñu ñaanal tamit ay sëram Sayyidatuna Fatima ndokkeel ko ci li ñu génn tamit waaye di nuyu sunu baay bu baax bi ñu jàkkaar lool sëriñ papa Serigne Ndiaye
artiste waaye moom dafa nekk sunu waajur ñaari yoon ndaxte daf ñuy yar mus naa toog ak moom ba 2 heures du matin may bind benn livre bu pareegul ci Serigne Moustapha livre bi ba léegi pareegul mat na juróom-ñaari at xanaa ñuy ñibbi ma koy gunge police te arrêté ñu ne ana seen carte d'identité moom moo ma yar keroog man yor moon sama carte d'identité mais moom mu ngi carte d'identité mu génne bosam laaju ñu ma sama bos mun ma Moustapha lii mooy sutura kon moom Serigne Moustapha yar na ko ba mu am nu mu mel yaakaar naa ni loolu mën nañ ci tàmbali nuyu bu baax sunu yaay bii tamit ñu bokkal jotaay bi di l'honorable député moom tamit muy représenter dignement Serigne Moustapha yal na yàlla sàmm la yal na yàlla guddal fan bi ziar ñi fi toog ñépp sunu xarit sunu sang bi toog tamit Abdullah Njonn di ko wàccuwaayam le professeur di nuyu bu baax tamit sunu présentatrice thème bi dafa yaatu parce que buñ ne Cheikh Seydil Mouhamadil Moustapha une vitrine de valeur ou une tribune de savoir exquis li ma si dégg mooy y a un ou que je traite de et puis li jiitu dañu ne une vitrine de valeur vitrine li ñu fay teg tamit du bari donc on parle forcément d'échantillon mais valeur yëpp kon ndeke mënuñu ko gis parce que am na loo xam ni boroomam la ko sekkal bu delloo ci savoir bi aussi ñu ne une tribune de savoir exquis mais tribune tout le temps dafay féete kaw yeneen installation yi donc pour nga yéeg fa aussi il faut mu am loo xam lu féete kaw lu nit ñi xamul pour nga mën a yéeg lu féete kaw installation yépp mën ko wax boo ko waxee mu nekk loo xamante ni ça sort tout simplement de l'ordinaire donc vraiment pour commencer xalaat boobu la am par rapport au thème. waaw am na solo macha allah xam naa bu ñu doon résumer rek dafa bëgg a wax ne l'un ne peut pas partir sans l'autre il est les deux à la fois d'où suñu discussion bi sànq au lieu ñuy wax vitrine de valeur ou ñu wax les vitrines de valeur et parce que ñaar yépp moom la sëriñ bi làmboo xam naa dañuy jàll ci suñu ndeyjoor rek wax ki nga xamante ne moom mooy suñu mbokk sëñ Abdoulaye moom it mu indil ñu xalaatam par rapport ak ni mu gisee thème bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi jël kàddu nuyoo yi di si jiital sang bi sëriñ bi ki ñu bokk ñun ñëpp Seydi Mawlaay Mouhamadul Moustapha Sy di ko ñaanal borom bi sàmm ko aar ko mottalil ko mission di ci teg sunu capitaine ñun ñëpp maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy di ko ñaanal moom tamit li mu yenu yàlla na oyof ba fa mu bëgg a yegg bu oyoful sax nag fa mu ko bëgg a yeggale yàlla na ko fa yeggalee di ndokkale sang yëpp ci yi ñu jógee muy anniversaire bi ak vendredi ba di ci ndokkale njaboot gi yëpp bu ko defee di nuyu ñi nga xam ne ñoo leen teewal ci jotaay bi parce que jotaay bi tonton Serigne Ndiaye doy na fi représentant wu Serigne bi tonton Zawo doy na ko Tata Mbose aussi mat na ko di beral nuyoo aussi sunu njaatige sunu jëwrin Habiballah ak sang yi mu toogandool ñoom ñëpp maa ngi leen di gis bu ko defee daa mel ni jotaay bi bu ñu deful dafay casser rythme bi nga xam ne ci lañ nekkoon boo moytuwul mu refroidir émotion yi nga xam ne moo commencé woon jóg bu ma nekkoon maître cérémonie bi MC bi dama koy dindi ci programme bi parce que bien que spectacle la ñu wax mais c'était riche en enseignement Khalil li mu wax nit ñi ñu ngi ci doon jàng di ci jëlaat ay engagement Maam Cheikh li mu wax aussi même chose kon dañ ko tuddee spectacle rek mais jàng la bu baax a baax a baax a baax
gis-gis biñ ci am ñun ñëpp mooy doon na jaadu sax bu jotaay bu mel ni amatee ñu choisir quelques thèmes quelques poèmes ñu daal di koy liiral sang yi doon na gën a riche suñu jotaay yi parce que dama leen wax ne wax ci sëriñ bi moom jarul ñu ci wut xàjjeeg seet ku def ci daara ji ay fan rek boo ko jëlee war na cee mën a wax franchement wax ci sëriñ bi jarul xàjjeeg seet mën nga choisir aveuglément koo indi dina la wax yëg-yëg de manière personnelle boo xam ne moom la ko sëriñ bi toppee te loolu dafa bokk ci jagle-jagleem ci wàllu xam-xam tribune savoir am lii moom moo ci jiitu comme exemple d'abord ñun ñëpp ñoo ko gisandoo association la mais du choix mënoo ne vitrine de valeur la wala tribune de savoir la mënul nekk ñaar yëpp ñoom ñooy dem association des deux la lii da ci doy exemple parce que jotaay bi tonton Serigne bu ñu doon wax thèmes yi ñu fi abordé amul domaine amul discipline boo xamante ni àdduna bi mu ngi koy gëstu tey te débattruñ ko fi te pourtant kër la woon ku ko séddee pour jotaay yu mel ni loolu doy na exemple ci xam-xam bi nga xamante ni du moom parce que buñ nee jàng bul déglu moom kese li nga xam ne moom lay joxe mais ñi mu yar la ñuy joxe domaine différents domaines yi ñu côtoyé kenn ku nekk ak njaboot gi nga xam ne moom la disposé bu ko defee ñi doon participer ci concours bi kenn koo ci jël ak la mu bind ak niveau bi nga xamante ni moom la seen écrit yi toll surtout ci jamono bi nga xam ne dafa bëri ñoo xam ne seen arme yëpp moom mooy wax. Pourquoi ces gens-là sont si bavards? Parce qu'ils ne jouissent pas encore de ce privilège, voilà, qui fait qu'un homme transforme ses idées en plusieurs signes, signes qu'on couche sur du papier. C'est parce qu'il n'arrive pas encore à écrire, et quand on n'écrit pas dans une société moderne, on ne réfléchit pas bien. Et quand on ne réfléchit pas bien, la parole qui autrefois était sacrée devient banale. moo tax ñu soññu xale yi ci bind dafa jaadu am na ñoo xam ne bu ci bind desoon ñëpp noppi waaw bu ci bind desoon am ñoo xam wax rek la ñu mën moo tax coow li bari bu ci bind desoon ci langue ba mu mënti nekk moo tax yu mel ni doy na comme exemple bu ko defee valeurs yi nag moom nañ ko xool ci kenn ku nekk ci ñun franchement loolu rek lañ doon wax en premier lieu. waaw macha allah moom xaw na piétiner tuuti sax ci question bi nga xamante ne moom la ñu bëggoon a indi ndax comme nu ma ko waxee rek jàpp naa ne thème bi bu ñu ko doon résumé ndax comme ni ñu ko waxee rek kenn ku nekk ci ñun bi ngay dugg daayira lu ñu la njëkk a wax moom mooy Serigne Moustapha mën na pardonner lépp sauf ñaar muy ñàkk jàng ak ñàkk yar te jàpp naa ne nag kenn ku nekk li ngay jàngale c'est parce que dafa nekk ci yow kenn mënul transmettre loo xamante ne nekkul ci yow. donc li nekk ci yow moom ngay transmettre kon jàpp naa ne Serigne Moustapha loolu mu ñu bañ a baal def ko sonnee moo tax tey mu am ci résultat ndax wax na ko sànq cérémonie de remise de trophée la ñu waxoon te pourtant cérémonie de remise de trophée bi li muy gàtt-gàtt def nañ ci benn temps bu gàtt pour ñu am li nga xamante ne moom la ñuy bàyyee xel day wane ne daara ji boo fi ñëwee boo fi tariwul di nga fi nafar wala nga jëlee fi kon lii exemple la ci savoir yi nga xamante ne sëriñ bi joxe na ko kon xam naa rek damay rebondir rek ci question ci idée boobu ma indi pour poser waale Moustapha surtout par rapport ak parce que connaissance moom kenn lay laam-laamee woo ko comme ni ma ko waxee mais dama bëggoon nga wax ma par exemple ci tribune yum ñu indil yëpp dellu si wàllu utum xam-xam ban moo la ci gën a marqué parce que gis nañ fi université du Ramadan gis nañ fi conférence yu muy def te jàpp naa ne ci njeexitalu jàngale yu muy def plume du maître bi bokk na ci yar na njabootam ba njabootam yi taxaw mën a bind ñar na njabootam yi ba njabootam yi taxaw mën ko défendre que ce soit langue bu mu mënti doon nag léegi nag ñu bëggoon xam yow lan moo la ci gën a marqué ci côté boobu. waaw donc c'est un peu large comme question mais buñ doon jël domaine par domaine dafay xaw a metti parce que dimension Serigne Moustapha lépp la ñuy an bu ñu doon làkk olof waaw dafa am ko mos a laaj kilifa ne ko ñaanal ma bañ a génn ci tarixa bi mu ni ko ma tontu la ma Seydi Hadj Malick tontu woon mu ni ko lum na tontu woon mu ni ko def ko ni tarixa bi amul saarit
saarit mooy lu ñuy andi ko tuuri lépp la ñuy lekk sëñ Moussa li muy jàngale tout est consommable ba pare dafa constant c'est-à-dire du andi dara ëllëg nga xool ko daal ni li mu waxoon fii ak li mu waxoon fële am na différence loolu bokk na si li nga xamante ne en tout cas dinaa si cogiter mais en y pensant je me dis que c'est quand même normal pourquoi ndax fi mu jaar ba loolu mën nekk moo tax au-delà du fait que ñu defal ko réservation il incarne un leadership incontestable et il a affolé toutes les statistiques en matière de savoir parce que dafa doon aussi ñoo xamante ni ils sont passés par là me citer Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si boppam chamboulement bi ko dal ba ñépp yéemu ci xam-xamam chamboulement bi ko dal ba fi nit ñi waroon commencer moom fa la mujjee fi nit ñi waroon mujjee foofu la commencer moo dal Serigne Moustapha dufi'tu fi ibtidaa'il amri ila al-hadrati rabbani munzu ana yaafi'un wa ana ghayru mashghulin bi qawaa'idi nnaas dañ la bëmëx mu ni waa dañ ma bëmëx ñaata yoon mu ni benn yoon daf'atan waahidatan bañ ma bëmëxee nag fa saarat awwali aaxiri wa aaxiri awwali wa zaahiri baatini wa baatini zaahiri wa ba'di kulli wa kulli juz'i fa sirtu ana huwa min haysu ana la min haysu huwa waaw mu ni nag lam ca teg mooma daane law su'iltu an alfi mas'alatin min ahami masaili la ajabtu anha bi jawabin wahidin buñ ma posé woon 1000 questions au même moment ma répondre joxe benn réponse bi tontu 1000 questions yi kooku dafa làmb jamono yépp tal mooy li dal Serigne Moustapha leadership bi moo la koy wone lan moo tax est-ce que ñun dañu forcer pour ñu sopp ko mais li anglais di wax who think you can lead every single people while you don't have followers you just taking a work the followers wala a leader without followers is just working c'est-à-dire ki nga xam ne dafay dem te kenn topp ko te forcé wul ñi koy topp mu tourné gisul kenn ku koy topp c'est parce que dafa leen di forcer wala boog dafa nekk koo xamante ne dafay marche tout seul Serigne Moustapha ne marche pas tout seul professeur wax na ko léegi nee na lii nii doy na ci exemple yaakaar voir aussi li Seydil Hadj Malick waxoon ma daanele foofu biñ koy laaj di yéemu ci xam-xam beeg yu kenn xamul mu ni leen teel na ñu ni ko lu tax mu ni xaar leen ba sama yu ndaw yi mag kon nag Serigne Moustapha tamit keroog capitaine wax na ni mooy sunu baay ñun ñëpp waa te gars yi màgg nañ moo tax nga gis fu ñu taxaw rek ñu respecté leen waaw donc vraiment loolu la ñu si doon sànni comme kàddu. macha allah oustaz am na solo mën naa résumer rek ci li nga xamante ne moom lu fi indi si ñaari point mu indi si constance am man gisuma nit bu gën a constant Serigne Moustapha gisuma nit bu gën a endurant Serigne Moustapha te comme ni ko Serigne oustaz Samba di waxee rek nee na Serigne Moustapha dafa nekk koo xamante ne lépp lu mu mës a digle moom moo ca jiitu xam nga kuy jàngale par l'exemple moom maam Cheikh moo waxoon ne xale yi en général seeni moroomu xale ñoo leen di jàngal mais Serigne Moustapha saa yu ñu jàngalee dara dafa fekk mu jiitu si kon loolu dafa nekk lu am importance leadershipam bi mu wax aussi lu am importance la parce que n'importe qui n'est pas leader Serigne Moustapha c'est un leader incontesté dafa nekk koo xamante ne il est la seule personne boo xamante ne mun na tenir auditoire nombre de temps bu mu bëgg te kenn du yëngu kenn du bouger loolu yàlla rek moo ko may ma doon waxtaan ak benn mbokk mu ne ma Serigne Moustapha yàlla daf ko defal benn chance mu ne moom dafa boole 3 générations boole leen ci li nga xamante ne moom mooy ëttam mais ñi nekkoon ak Serigne Babacar Sy ñi ngi ci daara ji mën nañ joxe exemple suñu baay Katim Touré yal na yàlla leeral bàmmeelam te xaare ko aljana incha allah kooku ci jamonoy Serigne Babacar ba léegi mi ngi cheminé jamonoy Serigne Cheikh mi ngi cheminé ba jamonoy Serigne Moustapha waaw tonton Serigne Ndiaye mi ngi wax sama papa
waaw ñoom ñi yaroo kër Serigne Babacar ñoom miin nañ ko ñoom it ñoo ngi nekk ay mag ñu nekk ñoo xamante ne ba léegi Serigne Moustapha xëy na ci âge lañ ko mën a wax ñoom Serigne Moustapha moo leen mag ci âge mais ñu ngi nàmp ci leeru Serigne Moustapha te ñun ñu ngi nekk ay xale nekk ay ndaw nekk di nàmp ci leeru Serigne Moustapha te ñu gën a féete ndaw tamit dañuy wax sa 3 générations mais war nañ mat 4 générations te ñëpp ñu ngi ci ëtt Serigne Moustapha si te kenn ku ci nekk comme nu ma ko waxee rek foo dem àddu ñu bàyyi la xel par yenn saa yi da ngay nekk fenn ñu bàyyi la xel yow ci sa bopp da ngay xam ne du sa xam-xam du sa daraja mais lii mayu kilifa la kon loolu dafay wone yar bi nga xamante ne moom la def si ñun xam naa damay rebondir rek ci idée boobu pour ñëw ci oustaz ndax comme nu ma ko waxee sànq rek Serigne Moustapha layal xam-xamam yomb na mais bëggoon naa xam sëñ Abdoulaye Serigne Moustapha yan jikko ñoo la gën a marqué ci moom yan jikko ñoo la gën a marqué ci moom. waaw ginnaaw li sama xarit sama mbokk Moustapha indi ci lu jëm ci wàllu xam-xam bi xam nga ñëpp xam-xam bi lañ ko miinee ñëpp xam-xam lañ ko miinee te xam-xam bi tamit dayoom dafa ëpp xam nga da ngeen ñu laajoon buñ ko doon wutal qualificatif nan lañ koy qualifier arab dañuy wax abqari dañuy wax ahwadi maanaam qualificatif boo ko mënti jox superlatif lay nekk parce que dañu ne nit ki balaa ngay mën a apprécier xam-xamam au moins da ngay nekk ci niveau mais bu fekkee da nga ko sori torop mënoo apprécier parce que bu juumee mënoo koo xam bu fekkee da ngeen nekk ci même environnement boo leen évoluer mën nga bañ a mën a apprécier aussi niveau mais bu fekkee ñi nekk à l'international nga xam ne gànnaar ñoom la ñu baaxoo xam-xam Sénégal ñi fi jàngi woon ñëpp ci mag ñu njëkk ñi fa lañ jàngee ñoom ñoo ko tuddee mursidul ulama waa Shinqiti ñoom ñoo ko tuddee loolu dafay témoigner maanaam dimension intellectuelle am fi mu toll te li ma ci gën a yéem man moom mooy ni muy naviguer ci aay alquran après dama dem ba ne loolu jomm ko parce que Seydi Hadj Malick moom moo demoon ba ne kutubu tafasir yi doyatu ko faaw mu firil boppam alquran Seydi Hadj Malick loolu la wax mu firil boppam alquran te moom moo ñu wax ci université Ramadan yi mujj ca bayal ba mu ne ma zalatil ayat alquraniya tatakarrar wal ahadis annabawiya tatawaarat mu ne aay yi ñu ngi wàcc ba léegi ay alquran yi ñu ngi wàcc ba léegi mu waxaat plus tard ne aay yi dañoo am ay yére dañuy solo di simmeeku moo tax bu la jàngalee aaya tey da koy dugal ci contexte bi looloo koy permettre mu lay jox te approche pédagogique yi ci gën moom mooy ki nga xam ne da lay jàngal di la jox ay exemple yu la jege moom noonu lay def ak ñun ci alquran bi aaya yoo xamante ni am na benn mbokk boo xam ne moom dafa am habitude bu sëriñ génnee firi benn aaya danaan ndeke nekkoon na ci téere bi parce que tellement approche pédagogique bi muy indi dala koy jégal par des exemples très proches moo lay permettre nga comprendre ko loolu aussi je pense bien que ku honnête ci jamono bii di nga ko xam que ne moom kese moom moo fiy waxee alxuraan ci cadre boobu bu ko defee loolu moom ñoo tey fanatique moom la maam Cheikh wax sànq bu fekkee loolu la ñuy xasee de fanatique ñoo tey nekk ay fanatique parce que foofu bi ci gën a marquant mooy li ñuy tuddee alxuruf almuqattaa ci alquran dafa am saar yoo xamante ni sunu borom danaan alif lam mim ra ha mim ayin sin qaaf kaaf ha ya ayn sad yooyu yëpp kutubu tafasir yëpp boo leen jëlee dañ naan allahu aalam bi muraadihi bihi loolu lañ lay wax dañ naan sunu borom moo xam li mu ci namm moom nag moo ñu koy firil kon bu fekkee moom moo ñu koy firil cela veut dire que ne kutubu tafasir yi ngay jàng ñoom mu ngi seen kaw parce que ñoom xamuñu li ci sunu borom wundu te moom mu ngi ñu koy firil chaque jour bu fekkoon nag ci ay qualité am yi ñu exposé ci vitrine bi nga xam ne yëpp mënu cee ñëw man bi ma ci gën a marqué moom mooy constance am capitaine Gaganti ñu mu ne permanence la du constance moom moo lañu woon musuma ronu beneen tànt bu dul tànt Moustarchidine man ci anniversaire bi dama ne ko tu n'as pas d'ennemis de par ta personne et ta personnalité il y a que les ennemis du bien qui s'acharnent sur vous
loolu doy na ci jikko. maanaam amul kenn fii Sénégal loo ko bañ nga mën a indi loo xamante ni lu tangible la nga reproché ko ci lu jëm ci wàllu personnalité doomu aadama amul. kuy sos nag mën nga sos la neex sos moom yomb na mais nga indi loo xamante ni vérifiable et vérifié mënul nekk. kon donc loolu doy na ci qualité bu ñuy tuddal nit moo tax kaanu atayiba mi dara Mor Saasum bi muy tagg Sëriñ Babacar loola ko wax da koo ne say maam seen colka laab na moom yëppam laab na kaanu atayiba mi dara moom Sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy moom léppam dafa laab maanaam lambaayam dafa set wecc amul kenn ku ko léegi nag loolu moom moo nekk ci sommet qualité yi loolu moom moo nekk ci sommet qualité yi. ndax comme niñ ko waxee rek damay fàttaliku benn conférence bu mu defoon je ne me rappelle plus c'était en quelle année ñu toog benn mag taxaw ne ma ni neexul ba neexul mais alxuraan ñi dégg ñoo ko war a wàccee mu ne mu ngi mel ni alxuraan moo wàccaat beesaat tàq nii mu ne ma Serigne Moustapha dafa nekk koo xamante ne ku mu mënti doon nga bëgg ko nga bañ ko xam-xamam forcé la nga wax ne kii ku am xam-xam la waaye tamit ñu ñëwaat ci rek moom daa sonnee xam-xamam de bay nit ñi di tëdd di nelaw moom dafa jógoon fajar teel di sonnee am xam-xamam boobu. ma bëggoon xam oustaz yow it yan jikko ñoo la gën a marqué ci Serigne Moustapha Sy yan jikko ñoo la gën a marqué parce que tamit baax na ñu naan am na xam-xam et tout ça mais nañ xool ci jikko yi ñun en tant que moustarchid wala moustarchida ban jikko la ñu jël ci Serigne Moustapha Sy ba tax fépp fu ñu nekk ñu naw ñu ban jikko la ban wala boog yan moo la ci gën a marqué nga jël ko ci moom. waaw nday revenir si presque si question tout à l'heure bi en fait dañu teg vitrine de valeur teg à côté tribune de savoir exquis. En réalité il peut pas y avoir de tribune. Voilà, quelque chose à désirer, mais ñiy toog parce que dans une autre vie je suis chef cuisinier donc gâteau ñun buñ ko defaree ba noppi c'est-à-dire tu te mets là nga jël cette distance xool gâteau bi ba noppi souvent man bu ma forme bi neexul ak décoration bi du ma ko lekk et quand c'est très beau je mange pas aussi. Ça donne envie de manger, hein? Bah, c'est ça. Elle dit que quand c'est bon, ça donne envie de manger. Mais xam naa ni ñi nga xam ne li ma daal moo leen daal daañu comprendre yenn saa yi nag nga gis ku togg lu ndakari di bañ a lekk lu foog di pour forcer nit ñi di dafa neex fekk neexul mais Serigne Moustapha lu mu togg rek neex na. Alors je disais que ni donc cette tribune cette vitrine de valeur def face cette tribune de savoir exquis, je disais que en réalité il n'y a pas de tribune de savoir exquis sans qu'au préalable mu wóor ni am na cette vitrine de valeur. al ilm bila adabin mook jëmm ju amul ruux ñoo yam mook kër bu amul jigéen tamit ñoo yam te maamam Sidi Hadj Malick daf ko wax nee na toog naa juróom-ñaari at di jàng alquran ak li koy yéwe nen teg si ñetti at di jàng teggin le comportement mu ni waaye bu ma yëgoon jël juróom-ñaari at yi ma doon jàng alquran boole kook ñetti at yi ma doon jàng teggin boole ko muy fukki at may jàng teggin kese sax te bañ a jàng alquran parce que sëñ Babacar si sax layal na ko plus tard parce que nee na xam-xam buntal rek bu ñu la ubbilee nga dugg parce que nee na nit dina jaamu yàlla ba dugg àjjana mais dëkk ak yàlla nag par contre teggin ñoo koy maye. kon nga yëg ni teggin yooyu bu fi nekkul ces comportements là bu fi nekkul doo neex yàlla ba muy jël ces savoirs exquis di un joyau di la ko jox mooy liñ koy jënde parce que yàlla soxlawul xaalis walillahi xazainu samawati wal ard
te xaalis boobu jàppewu ko richesse mais comportement li koy firi mooy maam Cheikh bi muy wax ak turandoom am lu mu bëgg a jëli ci moom bëgg bu fa jugee wax xeetu xam-xam boo xam ne bu pare kenn du ko waxaat muy xam-xamu badia mooy xam-xam boo xam ne yaa ko créé donc bu fi valeurs yi nekkee par tacite existence les savoirs sont là moom la anglais di wax de tacit knowledge am na loo xam ne bu ñëwee rek il faut xam-xam bi gunge ko moo tax mu ni fa ilayka yabna muhammadin nadani mu ni chiamun mu tëb valeurs yi il a parlé même de vertu parce que vertu yi bu ñu fa nekkul pour taawu valeurs yi ils n'ont pas leur raison d'exister parce que fi mu la yóbbu après du la neex chiamun tuhakkihu jawharal insani nga yëg ni kon nit werd jawharatul kamal am na lu ko gën te mooy fexe ba yow sa bopp nga nekk jawhar te sëñ Moustapha jawhara la maamam la maam Habib waxoon di ko xool di xool sëriñ Babacar Si ba mu yàgg mu bëgg ko tagg xamul lu mu koy wax mu ni ko fa yàllaha min durrin yaluuxu ala tibri yow sëriñ Babacar neexul ba neex mais or nga ba pare ñu solal la jama dara dàqul loolu kon doy na ci jikko sëriñ Moustapha am cofeel bu wér ci boroomam parce que jikko la am na ñoo xam ne fu ñu nekk tey subaa ñu changé mais am na cofeel bu wér ci boroomam am cofeel bu wér ci maamam yeeg ñi mu donn ba ñu wóolu ko xam ni am na tout en lui sauf de l'hypocrisie manque d'hypocrisie c'est une valeur sûre et rare Serigne Moustapha n'est pas hypocrite du tout je le dis pas parce que je suis fanatique le slameur mais je le dis parce que c'est la vérité li may wax budul nii du nii Serigne Moustapha n'est pas hypocrite gis nga ñàkk hypocrisie boobu moo ko may ba mu am li mu am tey li conduire ci savoir exquis yooyu donc jikko boobu rek doyoon na sëkk mu dellu si le professeur tudd sànq encore muy constance bi mu wax te maam Cheikh rectifié ne permanence ndaxte Cheikh borom tarixa bi daf ko résoudre ñu ne ko boo bëggee mel ni Serigne Moustapha nooy def mu ni munfaridin billahi haama bi hubbihi fa laysa lahu unsun bi shay'in siwa rabbi waaw nga am cette constance là maanaam bul bëgg tey nga bañ bul wax waaw suba nga ni déedéet na la cofeel ci yàlla rek yitteel ñu ni ko fooy jaar mu ni tafarrada fi dunya mais àdduna d'accord dëkkal ci kër gu rafet dawalal oto bu rafet waaye bum la jaral dara tee ko sa loxo bi waaye bum la jaral wor kenn sëñ Moustapha musta wor lu tax li taati rabbihi ngir topp sama boroom yàlla ni gis nga boo ko defee fa awrasahu ilmal kitaabi bila raybi maa lay donnale de façon très naturelle toutes sortes de connaissances loolu bu amee fa yartaaxu fi rawdil maarifi fi ngay noppaloo du jardin ba mais si pays xam yàlla yi ngay noppaloo wala zaatuha ashka min al akli wa shurbi te loolu moo gën a neex bépp lekk bu ñu la servir wala naan bu ñu la jox boo fa yeggee nag yuqaatibul ahwalu min kulli janibin dootoo jàng ci kaye wa yafhamu anhu bi damir wa bil qalb xaali ñoo lay jàngal léppay wax ak yow léppay wax ak yow à un tel point que boo génnee ni maa ngi gis sama borom bee passé mu jël sëyi aat yi di ko teg nii ak xasanaat yi mais pour kan mooy Serigne Moustapha ba mu xàmmee sëyi aat yi ak xasanaat yi c'est parce que il a ses valeurs moo tax mu xam ko ki nekk primaire mënul juger le prof d'université li professeur wax parce que bu juumee du ko xam la ma waa ji doon wax naan ma man anglais rek laa dégg ma ne ko loo xam si anglais mun ma xawaar yu te mooy noo yendoo mun ko du noonu kon bu yeggee foofu nag étape bi si topp nag mooy utiya alayhil faydu min alamil hayb ñi yàlla yéene Serigne Moustapha yépp yàlla orienté leen vers Serigne Moustapha te seen xol nangu ko mais yàlla yéenewul ñépp Serigne Moustapha
ñi mu ko yéene par force dañuy décoder le message seen cœur dafay décoder message bi parce que ñoom aussi njaboot lañ boo xam ne valeurs yi nekk ci moom Serigne Moustapha fexe na ba def ko ci njaboot gi sànq ba léegi ñu ngi wax kenn newul kenn noppil wala sa xoole bu rëy bi kon nag fa tabarakallahu yaakaar naa ni doy na sëkk exemple ngeen baal ñu xaq jërëjëf. rek moom noonu la mel kon sëñ Moustapha yooyu yëpp làmboo na ko ci ay vertu yooyu yëpp làmboo na ko ci ay jikko yoo xamante ne ñun ñëpp mën nañ ko jël ñu def ko sunu routine parce que bu ñu ko defee suñu routine rek foog naa ne duñu wàcc li ñuy wax ambassadeur sëriñ Moustapha fépp fu ñu mënti nekk jikko yooyu yëpp suñ ko peegee dinañ ko mat ambassadeur te dinañ ko mat njaboot xam naa di jaajëfalaat bu baax waa Moustarchidine ma notre xam naa maa ngi waxtaan sànq ak Yokenza ma ne ko maa ngi fàttaliku première édition bi bu ñuy def cérémonie de clôture bi ci biir salle la ñu toogoon ñun ñëpp ay quelques personnes noo fa nekkoon matuñu woon sax une vingtaine de personnes mais comme ni ñu ko waxee rek bii moom vraiment c'est à hauteur du maître te ñu ngi ñaan yàlla mu gën a jëm kanam di ñaan yàlla vraiment yàlla sàmm leen yàlla aar leen yàlla defal ndam tamit kilifa bi zahiran wa baatinan xam naa di defal mention spéciale sunu panélistes yi vraiment vous étiez à la hauteur ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. dañuy rekk jaajëfal mbokk yi ci panel bu am solo bi nga xamante ni defal nañ ñu ko tey waaye li ci neex mooy ci ki ñu doon waxtaan da ngay yëg ci moom ne valeur ak yax bu mu sonne ci njaboot rekk valeur boo xamante ne def na ko ci ay njabootam rekk incarné ne ko ndax boo ko xoolee ci yiw bi xool ko ci yar bi ci xam-xam bi ci dimension yépp li mbokk mi wax nag moom rekk exemple la ci parce que bu yàggul dara ñu ngi koy gis ci beneen ci anniversaire góor gi mu andi fa beneen casquette rappeur yaakaar naa ñëpp ñi fi toog fekkee woon nañu loolu ndax dañu wax ni am na koo xamante ni ay dimension dañu bari ba njaboot bu nekk la ko yàlla di séddee te Serigne Moustapha ci catégorie boobu la bokk li ñuy ñaan rekk mooy ñaanal ko yàlla aar ko sàmm ko làq ko fu loxo yàqkat eggul incha allah ñu koy ànd ak moom ñu nit ñuy ñaan yàlla ba ñu jóge ci ëttam di ñaan aussi yàlla ñu mat ko njaboot parce que loolu rekk lañ ko mën a defal ba résultat bi mu bëgg ci daayira bi donte ko am na ko waaye mu gën koo am comme ni ko imam Samba daan waxee rekk ñaanal ko yàlla mu gën a jekku mission bi parce que farata la daal dafa mel ni nag li mbokk mi doon wax sànq naan panel bi dina seddal salle bi daal dina tax nit ñi daal di sedd ci foofu la ñuy continuer rekk ndax yi ñu fi wax yépp yaakaar naa jar na sargal jar na itam bégal suñuy xol bégal suñuy ruux dañuy woo rekk ki nga xamante ni mooy soxna Zeynab suñu ko waxee moom jarul présenté mbokk yi ñu may ko loxo. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moo doon ñëpp mooy ñëpp def na lépp Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy al Maktoum xafizahu llahu wa ayadahu wa raa di nuyu suñu capitaine ak Seydatuna Fatima di nuyu suñu papa Serigne Ndiaye ak suñu papa Zao ak waajur yi nekk ci salle bi yépp waaye nag di nuyu waa Moustarchidine ma notre ndax nag am na lu ndawul ci réseaux sociaux yi la tàmbalee tey mu ngi ci salle bi
ëllëg mën naa nekk feneen foo xam ne dana gën a yaatu te am nañ ci yaakaar grand théâtre la ñu jëm incha allah du ñu guddal nag waaye wii ma leen di bëgg a dégtal Khalifa Thiam mii doon def discours sànq way juram moo ko bind ko l'an 2000 moom mu yéegoon nekk xale di ko def prestation man nag ma màgg sob ba dee ñu ko dimbali ma rekk jox ma ko dama bëgg rekk ñu dem ci suñu paree ñu doog a yeggali ànd ngeen ci ay ca ñu dem xëy naan Moustapha Sy man duma ko wax sax sëriñ man dama soxla ñu ni ma sëriñ man li ma doon ëpp na sëriñ bi ak neexoon ñu nangul ko cëram ànd ak moom ba këram ga mu dëkk te muy dëggam maalasaf am nañu seen xel naax ba ñu gëlëm loxoy ci baayu capitaine loxoy ci papa de tous les moustarchites xanaa da ngeen xiif dama bëgg ngeen tàcc ba waa Madinatul Munawwara di ko dégg Moustarchidina jot na ànd booloo ànd ak tafaasi géeju leen sooboo Moustarchidina jot na ànd booloo ànd ak tafaasi géeju leen sooboo waaye aw leen loolu waay Khalil Fall ànd ak tafaasi Moustapha ki mag ñu baax ni ñëpp doyloo Serigne Cheikh ni moo di chef de guerre ñu doyloo Moustapha ki mag ñu baax ni ñëpp doyloo Serigne Cheikh ni moo di chef de guerre ñu doyloo ku am ku mel ni Moustapha mu Cheikh mi loo deeti wax xanaa nga jàpp doyloo ku am ku mel ni Moustapha mu Cheikh mi loo deeti wax xanaa nga jàpp doyloo kon Cheikh Moustapha Sy doy nga ñu 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 ku mel ni moom amul fii amul feneen suñu chance la nañ ko muurloo ku mel ni moom amul fii amul feneen suñu chance la nañ ko muurloo Cheikh Moustapha Sy doy nga ñu 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 Serigne Moustapha la buur bi Yàlla doyloo ci qarn 20 bu leen ko xeeloo Serigne Moustapha la buur bi Yàlla doyloo ci qarn 20 bu leen ko xeeloo Cheikh Moustapha Sy doy nga ñu 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 Cheikh Oumar ana waa Moustarchidine ma notre waaye tàccu leen seen bopp waay
Cheikh Moustapha teg loxo ci capitaine Maam Cheikh Mignolo Salatu Rabbi ma salamillah ala nabi wa sahbihi ñawolo Salatu Rabbi ma salamillah ala nabi wa sahbihi ñawolo Salatu Rabbi ma salamillah ala nabi wa sahbihi ñawolo Serigne Moustapha ku ko soppul man soppuma la ah ku fësalul sa cofeel it man gisuma la mbaaw kon merci nampal nga ñoo ci sa doylu gee ba xiifu ñoo niital nga ñoo ci sa leer gee ba réer ñoo yee danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay wéy Serigne Moustapha wéy leen ñu ko amu ñoo ku baax Serigne Moustapha ayo Serigne Moustapha amu ñoo sa fay Serigne Moustapha mu ñoo sa fay yee danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay ñi sopp suñu doom wéy leen Serigne Moustapha wéy leen ñu ko amu ñoo ku gën Serigne Moustapha yee ba këree taraman aram loomu kumam aram lam leeru maam Sofeek maam Cheikh Tijaan ñoo ngi lay gërëm. ok donc nag ñu ngi bu delloo ci catégorie français bi troisième place bi ki ko gagné mi ngi wuyoo Hafsa Abdoulaye Thiongaan ñu may ko loxo mu ñëw rek merci bu delloo ci deuxième place bi ñu wax sunu mbokk Babacar Ndiaye ju may ko loxo bu dee nag lauréat bi mën naa ne sax lauréat dañuy woo rek Ibrahima Dieye moom moo gagné moo nekk vainqueur ci catégorie français bi
deuxième place léegi comme deuxième bi moom teewul dañuy ñëw rek ci premier bi Ibrahima Dieye ñu wax ne nag soxnaam moo ñëw pour yaakaar naa lu war a mën a nekk la ñu tàcc ko rek bu baax a baax a baax de l'édition 3, Plume du Maître, catégorie arabe, dañ ciy am Mame Khalifa Ababacar Seck ñu may ko loxo bu baax a baax. Troisième bi El Hadji Mor Mbaye. Omar Meng pour la deuxième place. Omar Meng pour la deuxième place. Et pour la première place, Khalifa Ababacar Seck. woo rek mbokk mi Moustapha Ndoye mu ñëw joxal ñu leen seen prix. Pour la deuxième place dañuy am Khadijatou Doucouré. Et pour le vainqueur, Plume du Maître, Babacar Ndiaye. moom war naa mën a nekk nag ñoo bokkoon classe anglais waaye xaw ma woon dara moom. Catégorie anglais, Khadijatou Doucouré, deuxième place. Et pour le vainqueur, Babacar Ndiaye. may leen ko loxo. C'est l'émotion.
Et pour le vainqueur man de ay vainqueur rek laa fi am jigéen ñi nag catégorie wolof Ahmed Mahmoud Sarr. Félicitations. Pour Fatima Zahra. Troisième place. Chérif Hassan Gueye. Ahmed Mahmoud Sarr, le vainqueur, plume du maître, catégorie Wolof, 3e édition. Woo les 3 vainqueurs yi nga xamante ni ñoo gagné 3e édition wu plume du maître ñu ñëw sur scène présenté ñu seen texte yi nga xamante ni moo tax ñu jël raw garde gi ñu woo rekk Khalifa Ababacar Seck Ahmed Mahmoud Sarr Babacar Ndiaye. Pour Ibrahima Dieye après. Bismillahi rahmani rahim. قصائدكم يا قوم عندي حصائد وتشهد أني اليوم في الشعر رائد. قصائدكم يا قوم عندي حصائد وتشهد أني اليوم في الشعر رائد. لمدح رشيد أصبح الشعر لينا مناقبه توحي فتبنى القصائد. شمائله تهدي المريد فيرتقي لمنزلة الأبرار والرشد سائد. فأنت لأهل الله خير وسيلة تعاليمكم وفق الزمان شواهد. أيا مصطفى عم الكيان رشاده فجهدك في الإسلام حي وخالد. بكم يهتدي من ضل أو ضل هديه وفيكم إذا استعصى الصلاح موارد. فإنك أنت المرشد الندب رحمة ولولاك عمت في البقاع المفاسد. يفارق من قد أمكم داء حيرة فمسترشد في اليوم في الغد راشد. يفارق من قد أمكم داء حيرة فمسترشد في اليوم في الغد راشد. أنرت دروب العقل بالوعي فاغتدى يصان بوحي يجتبيه العقائد. جعلت كتاب الله مقياس سيرة جعلت كتاب الله مقياس سيرة مسيرتها عبر العصور قواعد. تشدد دين الله علما وهمة وعزما به تلفى المنى والمحامد. مدى فهمكم للذكر في الحين جوهر تدلى من المحفوظ واللوح شاهد. فأنت وإن عادوك للجيل مرشد فأنت وإن عادوك للجيل مرشد. وللدين إذ ساد الضلال مجاهد. فهل ثم من بين المشايخ نده قولوا فهل ثم من بين المشايخ نده تعددت الأشياخ والفرد واحد. فضائلكم فوق الرجال تسلسلت طوارف مجد برهنتها توالد. هداكم لهذا العصر
أمن وحمية لأنك شيخ للمريد ووالد تسير على حفظ الإله معمرا ولو عظمت في الحاقدين المكائد بكم يزدهي الإسلام شرقا وغربه فلا شك أن تحيا العقائد بكم يزدهي الإسلام شرقا وغربه فلا شك أن لتحيا العقائد على الحب صلى الله عليه وسلم على الحب سحب من صلاة هواطل متى حي على الداعي وسبح ساجد السلام عليكم ورحمة الله نتأكد خليفة أبا بكر واي السلام عليكم ورحمة الله benn mbëggeel faw rek mu soob sa xalima si géeju daa nuuru fay lab si géeju mbëggeel yëkkati jëmale si xët gaaral leen lu ab noos ajar leen lu neex a neex guddi lëkkaloog xel di xalam li xel di xalaat ay gët tegeegu si li janeer lal ay yoxo joteegu si sunu tofeel ci yow dara raxu si tagg sargal jant njolloor seexal Mustafa ñoo lay ndamboo di la tiitaroo sa cofeel si ñun ñu koy yëg si dund mu doy ñu sëkk tim jamono di ko leeral ni jant njolloor saa su ne ñuy namm sa xar kanam bu leer bi ni weer di nàmp si yow leer yaay borom baax borom leer kon may ñu mbaax sol nu ba ñu fees ak leer ndabu xor rembat bànneex di yëngu foo mu tuuru ni sa xaar ci ànd ëlëb foo mu tuuru foow ñu suuru ndabu xor rembat bànneex di yëngu foow mu tuuru ni sa xaar ci ànd ëlëb foow ñu suuru si nuur ni deret ak sow si xàmb foow mu tuuru di tuuru ñu bëgg la te bëggantu wuñu la ñu bëgg la te bëggantu wuñu la loo def ñu bëgg la te bëggantu wuñu la noo def ñu si nuuru yaa tax ba saa sunu yeewoo waxirlu laal janaba laal alxuraan ak xasida seetlu solu set saraxe tey yaa tax ñu xam àdduna xam-xam xamle la yaa tax fu ñu dem ñu daal di ñu naw daal ñu teg ci kaw a kaw yow rekk lañu tal bu dul woon ak yow dinañu jooy tariixa jooy sharia ak diine njub ak jikko yu rafet ji nga ñu solal dinañu di ñaan rabbana yokku leer dolli sutura sàmm njaboot gi Ahmed Mahmoud Sarr maa ngi jégalu baax de. pour catégorie anglais bi rek dañuy jox Babacar Ndiaye. Beautiful masterpiece. Everything will be great as long as we see the presence of the sacred light. Everything will be best as long as we meet this beloved creature so bright. Everything will be pleasant as long as we sit next to this beautiful masterpiece. Everything will be different as long as we ignore the existence of this bliss. Talking of beauty, you are the one who comes to the mind without any guess. Your heavenly and divine gaze is as a ray of light piercing the darkness. For there is not a single soul more pleasant than you are. You are cleansed of all imperfection. You are one of kind in all creation. Talking of knowledge, you are a beautiful book, but of little use to those who cannot read it. Anyway, to be great is to be misunderstood as a mustarshid. Your speech is as the best psychic and psychological brain massage that all minds would accommodate without damage. Is he comparable to somebody? Not to my knowledge. Talking of result, you are an undisputed and essential soul awakener. You have succeeded in creating new hearts capable of facing any destroyer. You have achieved to build and nourish our bodies in a serious environment, because there is not a more honorable place of entertainment and more blessed than the one shared with this marvelous movement. Nothing is more satisfactory than to be a faithful follower of this master,
Nothing can give me as much pleasure as to be reduced to sandals for our Creator. Nothing can bring me as much magnanimity as to be reduced to a microphone. You speak into it and I transmit it to the whole humanity. Nothing can procure me as much comfort as to be reduced to a bed under the tutelage of the learned to lofty. Nothing is more satisfactory than to be reduced to a feather. You soak me into the divine brief ink to spread the teachings of the Almighty. Listening to your lessons day and night makes every Mustashid sleep tight. You have already made our present bright, and you have armed Mustashid with the future's light. Konak, Ya Mustafa, our torchbearer, the truth teller, or Mr. Right. As long as we tread behind you, sure enough, everything's gonna be alright. Comme ni nga tonton Zao waxee rek wonderful sëñ Moustapha. Alors, puisque je vis aux États-Unis dama ko bëgg a jox lii sëñ Moustapha moo ñu yar ba ñuy góorgóorlu. Alors bi ma ñëwee j'ai créé ma parfumerie que j'ai appelée parfumerie Moustapha Al Maktoum. Ça je l'ai fait moi-même. Voilà, donc au nom de tous les Moustachis qui vivent aux États-Unis, donc nous allons tout simplement te décerner ce prix-là. C'est un parfum spécial oud que vous ne trouverez pas au Sénégal. Et la bouteille est en cristal, parce que l'impiwar c'est du cristal. Voilà. ñu tàccu rek mbokk yi jaajëfal leen aussi di leen ñaanal yàlla rek yàlla nañu ko muurloo yàlla gën a yokk xam-xam yi ba yeneen sax ak livre sax di ci topp waaye Babacar ndax man daf maa jaaxal tey xam naa ne terminal moom virusu littérature bi duggagula woon moo tax xam naa ko ñu tàcc leen rek ñu regagné wax seen place. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziar di balwaq di feddali cofeel ak pas-pas ak mbokko ci Serigne Moustapha di ko def ci yéen di féliciter Moustarchidine ma note. Je suis un habitué de Moustarchidine ma note. J'avais jamais pu mettre sur les écrits, sur les mots, des visages. C'est pourquoi je suis très ravi de pouvoir distinguer nos fabuleuses plumes qui, je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent leurs mots. Et ces mots qui nous guérissent de nos maux que la société sénégalaise font peser sur nous du fait de l'opportunité que la transcendance nous a donnée et qui est une grâce, qui est un don, c'est-à-dire de trouver un homme aussi illustre que notre maître. Et je vous félicite et je vous encourage. Et je suis un des vôtres. Et je vous remercie de m'avoir associé. Je ne peux pas avoir plus de grâce. Plus de grâce d'être un des vôtres. Et de me retrouver dans la même tranche d'âge que vous. Je suis grand-père, mais j'ai la même tranche d'âge que vous. Et c'est vous qui m'avez aidé à me mettre dans cette idée de vécu, d'un quotidien qui me fait avancer et qui me rend mieux. Je me sens mieux, je me sens bien. Je me sens mieux et je me sens bon et je me sens bien du fait de votre permanence.
et du fait de votre amitié alhamdulilah man nag loolu laa leen doon wax di sant bu baax nag am mbégte trop dama leen bëggoon tuuti rek léebal benn léeb gis dafa am benn sëriñ bu ñuy wax moine nga xam ni bouddhiste la sëriñ bouddhiste mu ànd ak taalibeem ñuy tukki bu sore ci dox bi ñuy dox noonu ñu ngi leru benn déeg ndox ñuy dox ba ci yàgg sëriñ bi di xool ndox mi gis ni am na benn jiit buy bëgg a lab sëriñ bi gaal di daw ñëw jàpp jiit bi ngir fexe ba du génne ko ndox mi jiit yi ni ko raw mu sànni ko waaye mu demaat gis ni jiit baa ngi bëgg lab te moom bëggul mu lab mu jàppaat jiit bi ni ko raw bu gën a metti mu sànniwaat ko daldi demaat ba ci ñetteel bi jëlaat jiit gi ni ko raw bu gën a metti mu sànniwaat ko taalibe bi ni ko waaw sëriñ taalibe bi moom ki ko gënal ci àdduna te mu fonk ko lool bëgg a mel ni moom mu am dayo bu mel ni ba pare rekk jiit ji di ko def lii te bëggoon ko sauver ci dee taalibe bi ni ko waaw sëriñ waaw yow yaa ngi dëgër bopp noonu la ci le mot entêté vous vous entêtez yaa ngi dëgër bopp di bëgg a xettali kii nga xam ni du dañ ci di la lot ba lim lay teg sax man mi ngi metti ci sama yaram waaye doo ko bàyyi rekk mu lab dee te ñun ñu dox suñu yoon sëriñ bi di ko xool ak dalam ak teeyam daldi muuñ ni ko waaw mais yow li nga gis nii loolu moo jaadu jiit melokaanam ak naturam ci luñ ko dund mooy mu fitte moom mënul dañ ci di fitte donte du ko bëgg a jariñ sax moomu yëgul loolu naturam moom mooy fitte waaye man sama nature sama sax seconde nature li sëñ Moustapha di wax te seconde nature sax boo ci yàggee ba nàmp ko ba yàgg ci day mujj nekk sa nature parce que dootoo mënu def sax lu dul loolu mu ni man sama nature mooy sauver kon ñun ñaan ñépp ñu ngi ci suñu rôle daal di dem jëlaat ko ca ñeenteel ba ci la réussir génn ko sànni ko ànd ak moom dox waaye gis nga liñ ci jàpp mooy ni sëriñ bi te dégg naa ñetti baat yooyu fii bu àndul woon ak persévérance bu àndul woon ak dëgër ci li mu nekk du ci dañ fekk mu cay am lu mu bëgg kon ba mu ko fette bu njëkk ba rekk mu bàyyi xalifa yaa ngi koy dégg ñaareel bi bu àndul woon bu njëkk bi sax mooy courage bu amul woon courage ñetti yoon du taxaw ñu du ko fit bu àndul woon ak muñ du muñ ñetti yoon ñu di ko def loolu waaye taalibe bi pourtant mi ngi ute ak sëriñ bi ci doxalin parce que moom kii rekk la sopp waaye pourtant ñoo bokk li ñu nekk parce que moom li mu bëgg mooy mel ni kii mu àndal waaye faw mu topp ko moom tamit ci nangu ci dal ak ci tànk kotti yolli bis dana mel ni sëriñam danañu ko mën a fit danañu ko mën a def leneen ngir waaye mu mën ko nangu mbar xam na ni fu mu bëgg ak dana fàgg jërë ngeen jëf. Merci Pape Serigne. Yeah.
Allah